Abdoulaye Diop moo faree ci machine yi mbokk yi nu ngi neen leen rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 la ñuy amal élection locale yi fii ci mim réew mu di date bu nga xamante ne njiitu réew mi moom ko jël ni ki démb jaare ko ci ministre de l'intérieur calendrier électoral bi nag mel ni mu ngi gën di leer kujje politique bi société civile ak ci ba ci faree ci nguur gi ku ci nekk joxe ci sa gis-gis ñu ànd ceeg Mame Astou Kane. njiitum réew mi Macky Sall daal dina jeexal coow la jëmoon ci élection gox-goxaan yi na ma amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 mu doon lu ay naataangoo président de la république rafetlu bu nu sukkandikoo ci Cheikh Sarr des na yenn coppite yu ñu war a def. gis nañu li des ci ay programme yi ñu war a dox war nañ ko mën a dox ci période boobu évaluation processus électoral bi incha allah dina jeex fin juin bu jeexee dinañ def revue code électoral bi xoolaat yan changement la ñu indi ci code yeeg yooyu bu loolu weesoo ñu ubbiwaat liste yi ndaxte depuis 2018 nag liste yi ubbi wuñ ko pour ñu war a bindu. parti démocratique sénégalais mi nga xamante ni yàgg naa ñaawlu nu ñuy poussé yile élection ma ngay joxañ baaraamu tuuma Macky Sall ne dafa nekk di def ay njuuj njaaj Maguette Sy doon secrétaire général adjoint chargé des élections. jàpp na ni dialogue bi mu loolu la mënoon def pour xëcc nit ñi indi leen ba fa mu bëggee def élection yi loolu la ñuy dénoncer moo tax parti ya nga xam ni bokk nañ ci dialogue bi ñu féete ci pouvoir bi wala ñu féete ci opposition bi ñooñu ay complice lañu dañu ànd ak Macky Sall ba indi mbir mi fii su doon ñun suñu sago mooy ba 2019 la ñu waroon def élection yi mais Macky Sall saa yuy dem élection rek da siy dugal ay tappale pour xool nu mu jekkee rek nu mu gën a jekkee moom si lu mu foog pour mu mën a jàpp date bi. li jëm ci société civile bi ñoom li ñuy wax rek mooy na njiitum réew mi xoolaat lépp lu jëm ci wàccaayu élection yi. il faut que ñu ubbi liste yi pour xale yi nga xam ne dañuy door a am fukki at ak juróom-ñett ñooñu mën a bindu parce que ñaari at a ngi ni bindu amul ñi nga xam ne dañu bëgg a changer également seen adresse électorale ñu def ko rax ci dolli également bu yàggul gis nga découpage bi nga xam ne moom lañ koy def ni ci région de Dakar dina am ay conséquences yoo xam ne dina ko am parce que dina am carte électeur yoo xam ne il faut que ñu reprendre ko parce que nit ñi dañuy changer circonscription électorale. naam bu fekkee ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 lañ nar a amal yooyu les élections njaw ma ngay wéy ba tey di desi xambin ci classe politique bi acteur politique yi nag ku ci nekk ak ni ngay gisee bi les décision bu njiitum réew mi jël. li ci leer mooy compte à rebours bi moom tàmbali nañ ko ndégam xam nañu datu élection yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2019 Mohamed Alimou Ba dafa dellu siwaat rek ci lu ñeel calendrier bi. première phase bi mooy ñu ubbi révision exceptionnelle liste électorale yi loolu nag président de la république mooy fixé délai bi par décret présidentiel loolu mën na intervenir ci lu bon 22 août bi di ñëw c'est-à-dire 6 mois avant élection yi naka noonu nag phase contentieuse bi ubbeeku daanaka sénégalais bu ne boo xamante ni da nga bindu woon ñu omettre la binduñu la ñu sotti la wala sa nuñ la bindee baaxul mun nga dem kalaame loolu ñu defaraat ko bu ñu tëjee liste yi nag définitivement ministère de l'intérieur day fixé montant cautionnement bi ci local yi nag liste bu ne 10 millions lay fay te loolu dina intervenir buuru 22 août 2021 ci wàllu nag déclaration de candidature yi ñu ngi leen di xaarandi ci buuru 3 novembre 2021 ñu xaarandi nag campagne électorale bi nar a tàmbali 7 janvier 2022. Mohamed Alimou Ba maire Kaffrine Abdoulaye Wilane tey moo nekkoon ganuk RFM matin moom àdduna ci datub élection yooyule sàkku na ci ñi nga xamante ne ñoo di ay ñooñu Macky Sall daal ñu wéy di ànd ak moom rawatina ci élection locale yi di ñu dëgmal waaye nag laaj nañ ko ba xam ndax bu dee présenté waat maire ci bannière Benno Bokk Yaakaar lay doon wala ndax moom kese mooy dem ñu teewlu li mu ci tontu. ànd nag soo ci nekkee xam ne lii baaxul da nga boo dee nitu dëgg nit ku bëgg lu ñoŋ da ngay wax ne attention lii baaxul. loolu laa wax te li may wax Kaffrine man maa wax ko baamuwaat ko du rek Kaffrine la am na ci dëkk yu bëree te lii raam ci ñag ba la jëm te bu yeggee ci ñag ba la mu fay def du baax. waaw man xam nga man laaj boobu dama xamul lan moo ko waral parce que man dama jóg jébbal sa bopp Kaffrine ne damaa bëgg a liggéeyal Kaffrine jëriñ Kaffrine man donc BPS laa demee élection am majorité gagné leen donc sama ànd ak nit ñi du man maa koy dogal day fekk ñi ma àndal ak sama parti wóolu ma parti yi ma àndal wóoluñu bu amee xëy bu amul nag
attends yàlla mooy dogal waaye sénégalais yi ak électeurs yi ñoo ñuy àtte. waaw mooy lu leer Abdoulaye Wilane maire Kaffrine moo nekkoon ganuk RFM matin ci talaata gile dem ca Tambacounda ndaw yi bokk ci COJER mu di ndaw yi fare ci nguur gi ñoom nag xeex nañ fa xeex bu métti sax député bi di Yaay Awa Diagne jóg di ci dox tànki jàmm sàkku ci ñëpp ngir ñu booloo doon benn rawatina ci jamono ji ñuy waxi élection daal dina sàkku it ci ne recrutement ndaw ñi ñuy wax daal na lépp tege ci yoon Moussa Oumar Gueye. ginnaaw xiiroog ngaayoo yi nga xam ne amoon na ci ndorteel lancement panel COJER bi doon am ci jeexital ay bés bi ñu génn Yaay Awa Diagne nekk député ci assemblée nationale nekk responsable politique ci APR bëgg na ñu daal di déggoo daal di am nu ñuy doxalee ci biir mouvance présidentielle rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo toogal APR ci Tamba. yaakaar bi yëpp ngi fi mouvance présidentielle bi ñu ngi fi kon gisuma problème boobu léegi nag ñuy ñaan góor ñi tamit ñu def noonu parce que ñun ñëpp président de la République la ñuy liggéey tey mooy kilifa yi ñëpp tey. Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle mooy suñu yaakaar donc président de la République ni mu nekkee suñu njiit gox bu nekk il faut que mu am njiit. ñaan aussi suñu njiit yi fi nekk yàlla tàppe seen xol yi ñu juboo ñu nekk benn mën a ànd parce que tant que jubóowuñu bon ñun ñoom ñoo ciy ñàkk rek. Yaay Awa Diagne nee na nag ñi nga xam ne ñoom ñooy parlementaires yi muy député yi ak ñum seen ñoom nag war nañu nag xippi seen ay gët ba lépp lu jëm ci wàllu recrutement bi nga xam ne dañ ko jagleel waxambaane yi mu bañ a am parparloo bañ a am xaaj ak seen. Le président n'a pas dit les jeunes de la paix. Le président n'a pas dit seulement les jeunes du Benno Bokk Yaakaar ou de la majorité présidentielle, mais il a dit les jeunes du Sénégal. Yaay Awa Diagne itam ci fàttali ci ndogu bi nga xam ne woo na ko jigéen ñi daal dina nag séddale lu toll ci 200 ak juróom fukki matelas yoo xam ni première dame Marème Faye Sall moo leen ko may muy deuxième tranche waaye itam ba tey rafetlu na courant bi nga xam ni yegg na tey ji ci Gouloumbou ak dëkk yi ko wër ba niñ daan ñëwee ci Tamba di wut glace ci jamonoy koor jamonoy tàngoor daanaka ren loolu dafa wàññeeku. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi ñi doon jéem a yóbbu xale bii di Doudou Faye ca Europe ci mbëkk mi ba mujj ñàkk bakkanam ci géej gi nag tey la ñu leen doon atte ci tribunal bu Mbour ñett la ñu woon bokk na ci papay xale ba ca boppam dafa comparaître ne seede moom sax la mu sàkku moo di ne ñu fay ko 200 ak juróom fukki junni yi nga xamante ni daal jot na ko joxe mu nekkoon njëgu voyage bi maanaam loolu moo nekkoon paas bi. verdict bi nag ñu ngi koy xaarandi 2 fukki fan ak juróom ci weeru mai bu ñu sukkandikoo ci Abdourahmane Diallo suñu ndaw la ca Mbour des ci wàllu yoon ba léegi ak tribunal bu Ndakaaru nga xamante ne liggéeykat yi dañoo xëy daal di dakkal seen liggéey koppar ya ñu leen war a jox daal la ñuy laaj boobaak léegi ñu ne gisuñu ci dara ba noppi li leen gën a yem mooy kenn ñëwul wax leen ci lu jëm ñu ànd ak Salimata Aw. liggéeykat yi nekk palais de justice bu ndakaaru juridiction yépp àndandoo dakkal liggéey bi li nga xamante ni nag moom la ñuy ñaawlu ñu ne yéexteeg payoor fonds commun yi Issa Camara interprète judiciaire yoroon kàddug bis bi. l'ensemble des travailleurs ñoom ñoo décidé génn tey ñaxtu parce que dañu nekk ci situation boo xam ne dafa métti donc ñu waroon lay fay seen fonds commun depuis fin avril ba tey gi presque 1 mois et demi jotuñu seen xaalis ñenn ñi donc comme dañu am seen fonds commun yi ak seen salaire ci même banque bi dafa saisir sax seen salaire donc nu ñu defee ramadan bi sax xamuñu ko ñu ngi jëm si korité am na père de famille boo xam ne yoo xam ne yu nekk si ñun xamuñu sax à quel sens bu parce que dërëm yoruñu. ñuy leeral nag ni seen dakkaluk liggéeyu tey bi lëkkaloowuñ ceeg benn syndicat dafa fekk rek ni dañoo am lu leen métti. par ñi fi nekk tey génn di xamal opinion bi seen naqar donc du waa SYTJUST la wala waa UNTJ waa quoi que ce soit. travailleurs de la justice ñoo yéeg méttital ci seen bopp parce que actuellement ñu ngi dund situation bu métti. dakkalug liggéey bi nag ne nag benn jéego la yenn waxtaan dinañ ko seq ngir xool fan la ñuy teg seen tànk. nit ñi ñoo toog sonn yéeg métti seen morom spontanément ñu génn ngir xamal ko opinion bi léegi nag danañ def le bilan li ñu génn tey xool et puis bu ñu amee waree am beneen taxawaay dinañ ko def incha allah. liggéeykat yi li ñu taxaw laaj itam bokk na ci délai bi nga xamante ni moom lañ joxe ngir payoor bi ñu sàmmonteek wante itam ñu wane liste bi nga xamante ni ñii am fonds commun yépp ci lañ nekk ngir yëf yi gën a mën a leer. Salimata Aw maître contractuel yi nekk ci IEF bu Rufisque ñoom nag ñu ngi yëglu ne weeru avril bi daal dafa dee te jotaguñu seen payoor muy loo xamante ni dañ koy faral di ko dund mu it loo xam ne métti na leen lool ba tax ñuy yëglu di ci artu autorité yi Abdoulaye Diaw moo wax ci français gi waaye Abdoulaye Cissé kii di Amath Cissé moo wax ci seen tur ci wolof bi ñu teewlu kook Abdou Diouf Diagne.
problème bi nga xam ne moo ñu jaaxal ci IEF Rufisque commune te mu mel ni léegi dafa valable fii ci IEF bi moment bi ñuy wax ak yéen jàngalekat yi nga xam ne ay contractuels lañ jotaguñu seen salaire muy lu xel munta nangu loo xam ne xeewi woon na bu yàgg mais léegi dañoo commencé waat di ko dund te IEF Rufisque commune moom daf fii répété wu ci même année bii rek 2 fois jàngalekat yi ñi ngi toog ba le 10 du ñu jot seen salaire moment bii may wax ak yéen tey la 11 jàngalekat yi jotaguñu seen salaire muy problème boo xam ne xel mënu koo nangu moo tax ñun Saint-Vin Rufisque ñi ngi interpellé Mamadou Talla mu lijjanti affaire bi parce que nag lii mënatul wéy dafa am ay ak yoo xam ne jàngalekat dañ ko xeexoon ba am ko ba passé woon ko mu mel ni dafay répété ku waat lu mel ni PDMC jàngalekat yi droit la boo xam ne dañ koo am fi mu nekk nii fokkat nañ ko seen loxo retard de salaire xeexoon nañ ko ba passé ko mi ngi répété wu fii ci IEF Rufisque commune Mamadou Talla nag suñu ministre ñu ngi koy interpellé mu wax ci problème bi. mu ngoog mu nekkoon maître contractuel yu nekk IEF bu Rufisque di sàkku ñu fay leen seen peyooru weeru avril bi nga xamante ni tey la fukki fan ak benn ci weer bi weeru mai waaye ba tey jotaguñu dara ñu dem ca lycée Ndioumakor Faye nekk ca Ndiaganiao foofu nag élèves yi dañoo séquestré seen i professeur ak administration ba démb ba noppi daal di yàqati lii di salle de professeur ya lépp a ngi bàyyeeko nag ci examen blanc bi ñu waroon a amal ndaxte ci examen boobu dañoo naroon jël élèves wu lycée Ndioumakor Faye dajale leen ak élèves yu nekk ci ñaari école privée yafa loolu nag responsable élèves yi nangu wuñ ko ba tax ñu def jëf jooju waa SAEMS di syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire nag di ko ñaawlu ba noppi ne war nañ def ay sanctions disciplinaires jëmee ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo sookee mbir moomule Tamsir Bakhoum mooy secrétaire national bi yore wàllum jokko bi ca SAEMS ñu teewlu ko kàddu yu mu ñu dénk. ay élèves yi nga xamante ne dañoo waroon dem def li ñuy wax examen blanc bac blanc mu naroon nekk lycée Ndiaganiao ak ñaari école privée xale yi nga xamante ne ñoo fay jàngee xale yooyu dañoo dem ne ñoom duñ def examen blanc boobu bu ñu yemoon foofu sax xëy na dañ ko ñaawlu wante li tax ñu gën a yëkkati suñu kaddu mooy xale yooyu dañoo jóg jël ay xeer ak ay kaddu daal di ko jëmale ci li nga xamante ne moom mooy seeni professeur ak administration bi jël ay xeer di ko sànni ci salle des professeurs bi ba bu fekkutoon li nga xamante ne tëj nañ salle des profs boobu musiba mën na faa am loolu moo tax syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal SAEMS mi ngi naqarlu ba naqar fa mu mën a yem jëf yooyu nga xamante ne jëf yu bon lañ et di indi bépp doole jàngalekat yooyu nga xamante ne ñoo nekk ci lycée bi ak administration bi wante SAEMS mi ngi exiger que nañ jël ay sanctions disciplinaires ci ndongo yooyu nga xamante ne nekkuñ ay modèle ci bépp ndongol daara la ca toppit SAEMS dana jóg pour dem wax ak kilifa yi pour te jëf yu ñaaw yooyu nga xam ne ñu ngi koy gis ci l'école yi mën a dakk ndaxte école dafa war a des bërëb bi nga xamante ne fa la ñuy tàggatee suba ñi war a yor réewu Sénégal. mu nekkoon Tamsir Bakhoum jóge foofu Ndiaganiao dem ca Ziguinchor inspection d'académie ba daal dina nag amal ndaje bi nga xamante ni daf koy faral di am mu ñeel njàng mi ngir rek càmbar ko foofu la ca Ziguinchor lañ ca seetlu mooy def nañu ay jéego yu am solo moo xam ci wàllum qualité bi la wàllum équité wala sax wàllu bi ñu yoree école bi mu di gouvernance ba leneen nag lu nga xamante ni ñaawlu nañ ko mu di daal budget yi nga xamante ni dañu ko war a exécuter dëgg ba daal dafa néew lool bu ñu sukkandikoo ci fañ ko nattee woon lépp nag ñu ne feebar bi di mbas mi bokk na ci li ko gën a waral Cheikh Faye di inspecteur d'académie bu Ziguinchor ñu teewlu kook Lamine Ba. soo xoolee wàllu examen scolaire yi li ñuy wax également taux de promotion maanaam xale yi nga xam ne ñoo jàll en classe supérieure naam am na ay mesures exceptionnelles yu ñu jëloon mais fépp muy élémentaire mooy ak secondaire yëpp gis nañ ne vraiment am nañ ay performances yu baax mais li ci xaw a xëjëm rek moo di ne maanaam indicateurs yooyu yëpp soo ko càmbaree da ngay gis ne soo jógee ci élémentaire dem ci secondaire niveau bu nekk day wàññeeku fi nga amoon 98% élémentaire da ngay gis ne day wàcc ba ci ay 76% moins ñëwaat ba ay 49 wala 50% ci ay secondaire côté accès bi nga xamante mooy deuxième axe priorité paquet bi ñuy doon càmbar tey gis nañ ne am nañ ci aussi ay jéego yu am solo ci loolu li ñuy wax prise en charge de la vulnérabilité et des disparités am nañ ay expérience yu am solo ci bi ñuy jël en charge xale yi nga xamante ne ay woy laago lañ gisuñu ci njàng mi ci école traditionnelle muy ay expérience yu am solo ci wàllu gouvernance 2020 méngoog
atum mbas mi soo xoolee gestion administrative bi ak financière da nga gis ne kuréel yi nga xamante ne ci la ñu war a pencoo yore li daara yi kuréel yëpp def nañ ko en place muy CGE UCGE ak lu ñu mel mais ci fonctionnement bi daal lañ xaw a laaj donc di wax ne ci wàllu gouvernance comme ci wàllu équité qualité muy ñetti axes yi nga xamante ne ci lañ tënk programme sectoriel paquet région Ziguinchor ci 2020 dox na ci ay jéego yu am solo. mu nekkoon Cheikh Faye Iyabou Ziguinchor ñu wax ci leneen wàllum santé wax ca lakk ga amoon ca unité néonatologie bu hôpital Magatte Lô bu Linguère taxoon ba ñeenti liir daal di ci ñàkk seen bakkan enquête bi nag dafa ne daal négligence daal bokk na ci loolu nag tax ñu sampap laaj ba xam ban risque la agent di encourir su dee lu ne mel dafa am ñu ko ciy joxoñ baanaamu tuuma am na nag ñu ne mën na am ñu tëj ko kasub diirub juróomi at waaye ku xam-xamam màcc ci wàllu wi mu di médecin légiste nee na daal il faut que ñu def ñu commettre maanaam ñu tànn expert boo xamante ni xam na environnement bi bu baax a baax ba mun ko càmbar na mu waree ñu ànd ci Kawa Mbaye ay responsabilité yu rangaloo te bokkul te loolee lépp nag faaw ab l'enquête moo koy dëggal am déet ci li nga xamante ne mooy càggante ci lakk ga amoon ci unité néonatologie ci hôpital Magatte Lô bu Linguère docteur Amadou Sow di médecin légiste di leeral ne àtte bi dañu ko war a teg ci ay ponk yoo xamante ne métier wér-gi-yaram moo ko teg. juge bi day laaj expert bi muy posé que ne docteur bii may topp lii nii wala en tout cas l'équipe bi may topp lii li mu def est-ce que keneen koo xam ne aussi ku wuteeg moom nekkoon na dans les mêmes situations yi mu nekk doon na def lu wuteeg lii bu fekkee ne kooku nag nee na kii kat li mu def keneen koo xam ne ñëwoon na gën a bàyyi xel gën a farlu doon def li mu def en ce moment mun nañ jàpp ne kii kat manqué na à une obligation de respect d'un règlement ou bien d'une norme. Responsabilité médicale bu ñu koy wax d'abord le point de départ c'est le médecin. Maintenant le médecin il peut être tenu pour responsable non seulement li nga xam ne moom moo ko def mais li nga xam ne aussi ñi muy liggéeyal te ñu nekk sous sa responsabilité wala matériel yi muy utiliser yooyu aussi quelque part mun nañ tax ñu engager sa responsabilité. bu nekkee nekk nit buy liggéey ci wàllum wér gi yaram toppee nañu ko càggante ci mbir moo xamante ne indi na ay dégâts ba bakkan rot ci yoon lii la ko mën a daanee. toll nii li procureur wax bu enquête wonee ne effectivement loolu moo am daan yi yoon dafa ne juge du koy juger mënul génn ci loolu day tëj nit ki entre 6 mois de prison jusqu'à 5 ans wala mu amende ko entre 20 000 ba 300 000 francs donc loolu article 307 moom moo ko wax. loolee lépp nag balaa xel di ko jàpp wala di ko nangu lu ko jiitu mooy ab l'enquête bu leer boo xamante ne ay borom xam-xam ñoo ciy bokk mën a wax seen xalaat ci li ñuy toppee ñooñee. Awa Mbaye ñu wax ci bilan jour bi nag ñeel feebar bi di mbas mi amul kenn ku ñàkk bakkanam ci feebar bi démb ak tey waaye nag am na fukk ak ñetti cas grave yu nga xamante ne ñu ngi sooy tas ci jamono ji ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaari test yi nga xamante ni def nañu ko fukk ak juróom ñoo ci dellu si amee doomu jàngaro ji 5 cas contact la yoo nga xamante ne ministère mu ngi leen doon suivre ak fukki cas communautaire bu ñu sukkandikoo ci feebar bi di mbas mi. ñu wax ci korite gi ñuy wàjjal gën gaa yàgg ñaari fan moo ci des waaye seetlu bi ci marché bi mooy ginaar dafa manqué te yàpp seer na seeraay bu métti fan la njaboot yi di jëm ñu ànd ceeg Ndey Mour Sembène ay xar yu ñu fees bu taaru rangale leen ba noppi sol leen ci ay sac. balaa ñu yegsi si xar yi Ablaye am naa dafa yàkkamte yàpp xar yi ñu dooree ko ca ganaar yi nga xamante ni daal manqué na ci marché bi tax fi mu ne nii gisatuñu ko wala boog lañ te gis a kay néew dafa cher ñu ànd ak Ndey Mour Sembène. mun nañu lekk lu nekk mun nañ jënd ceeb mun nañ jënd yàpp xar yàpp nag yëpp lañ sa lekkaat. moom mama Ami Thiam lay wuyoo ñu ngi ko fekk si buntu këram muy feexlu moom nag mu ngi xamle ni lekk li di ginaar jour korité nekkul wareef dafa fekk rek nit ñi dañ ko tàmm. ginaar dañ ko def aada dafa mel ni pour lekk ginaar weeru kori c'est force dëgg la du dëgg mais du ginaar rek moo fi nekk yàpp xar a ngi fi yàpp nag a ngi fi c'est question d'habitude la rek xam naa tàmm nañ ko Sénégal tàmm nañu ginaar te xam nga Sénégal luñ ne loolu la rek loolu ndax boo weeree weer jour buñ ne tey lañ koy war ngaa lekk lu baax.
Serigne Mbacke Gumbala di ko feelu si lu mu wax waaye moom nag lu muy xamle moo di amul lu muy taamu. bu ganaar amul yàpp am na nit ñi nag dañoo taamu kii ganaar ak ganaar rek korité boo waxee rek ñu ne la ganaar mais am na ñoo xam ne duñu lekk ganaar sax korité day dem jënd seen xar wala ñuy jënd bëy wala ñu peese yàpp kenn ku ne fa sa doole tollu rek man bu ma ci am jël man ganaar ak xar ak nag laa yemal. ñu dox tuuti tase ak Marie Diop moom soxna si ñu fekk ko muy dëbb mu ñuy xamal ni jour korité ginaar la ñuy togg waaye lu muy ñaawlu moo di seeraayu njëgu aliment yooyee. dëgg la yeneen ndawal yi war nañ koo mën a utiliser moom du ginaar rek lañu war a mën a utiliser Sénégal fii ndawal lañu xam yàpp wala ginaar comme ginaar manqué na mën nañ jël yàpp mais yàpp aussi dafa cher dañ ko yokk vraiment lépp a yokk moom métti na trop moom lépp a cher moom wax dëgg yàlla ginaar amul yàpp yokk nañ ko. fête bu jotee comme lu si mel ni korité daanaka kër yu bari ginaar la ñuy togg waaye bu ñu sukkandikoo si ñu dajeel dafa jot ngir ñu soppi loolee te itam xool leneen lu ñu mën a togg si bésu fête yi. voilà mu ngoog Ndeye Mour Sembène Abdoulaye Diop ñu yoog a yegg si ci yàppum xar bi ak kilogramme bi dégg ngeen ko sànq cher na lool ñu demoon ci marché gi fii xam nañ ci dara yokku sax ba mujj jaaxal njaboot yi ñi koy jaay nag ne la ko waral mooy daanaka ñëpp a riir wutal si yàppu xar ndéem ginaar amul ñu ànd ceeg reportage yu Fama Dione. ay xar yu ñu fees bu taaru rangale leen ba noppi sol leen ci ay sac barab bi nag boo fu duggee sa xel du dem ci lu dul lekk yàpp bu ñu lakk loolee sax gis nañu ko ndax nit ñu jàkkaarloo ñooy lakk ndawal li. ñu ngi fii ci marché Cheikh Madické nekk ci rue 5 bu Médina fii nag njëgu ndawal li daal di am ab yokkute Ndey Faatu ak yaayam ñu fekk leen ñuy waxaale. mu jëntal gi d'accord nañ ci ab prix te nee nañu sax li ñu leen jaay baax na am nañu juróom-ñaari kilo yàpp xar kilo bu nekk ñu jaay leen ko juróom-ñeenti téeméer. waaw c'est bon on fait avec il le faut il faut nga togg te ginnaaw sàppi na te amul. ñaari jaaykat yi nag jàpp ni yokkute njëgu yàpp bi lu war la ku bëgg am lu baax faaw nga génn njëg. xam nga tey jii nii transport yokku na lépp yokku na xam nga looloo tax lu. parce que yàpp bu baax ñun marché bi moo tàmm façon yàpp boo xam ne qualité la quoi. boo fa jëndee yàpp boo xam ne duggul fi lañ koy bàyyi daf koy tànn. bëgg qualité da ngay yénn xaalis. même ñun suñu demee daral bu ñu bëggee qualité dañuy génn xaalis. bu ñu sukkandikoo ci ay jaaykat yokkuteeg njëgu yàpp bile bokk na ci li ko waral yokkute bi ñu nemmeeku ci lépp luy produit de consommation consommateurs yi nag ñoom amuñu pexe njëgu ginaar gi cher na kon ñu daw wutali ndawal gi. Fama Dione ñu dem ca Matam benn staru télé-réalité en France mi nga xamante ni dañoo tudd turam nag ci mbirum scandale benn waay la boo xamante ni daal mu ngi wuyoo ci tuuru Dylan Thierry sous-préfet bu Orkadiéré sax dugal na ca loxoom ak maire bu Barkedji ñu ànd ceeg Ali Bandel Niang ci lu gën a leer. di ab star télé-réalité ci réewum France ñu gënoon ko xam ci émission bi ñu duppee Koh-Lanta xale bu góor bi bawoo ca Tugal dafa ñëw ci Bonji di ab dëkk bi nga xam ne askan way jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel ngir am ndox moom nag mu boobu association humanitaire ne dafa ñëw ngir jàppale askan woowee. Sous-préfet de Orkadiéré a envoyé la gendarmerie de Sem ba sax di jël ay explosifs di ko dugal ci ay teen ngir wut ndox te fi nga xam ne ñun boobu léegi nguur gi amul lu ñu deful ngir am ndox ndax fii zone de stock la du ay bomb la ñu mën a def ci suuf si ngir gas te bi ñu ko gëstoo amul benn këyit association boo xam ne kenn xamul fu mu tudd ñu def suñu ay enquête ci réseaux sociaux yi ñu xam ne kii lu muy dox dara leer ci bi ñu interpellé kilifa yi nag sous-préfet mu jël responsabilité am bi ñu ko laajee këyit yi la daw daal dem Mbuur moo xale bu góor boobu sénégalais bu muy àndal ñu toogaat ñu ne ñu daw na jël na avion dem na Mali lii doy na waar. Il est sur l'autoroute pour aller à l'aéroport Blaise Diagne, prendre et aller à Bamako. Star télé-réalité française bi kon dafa sax mujjee daw génn Sénégal dem na waaye nag ci sunu ay pexe jéem nañu ba jokkook ndaw sénégalais boobe nga xam ni moo ko gunge woon fii ci Bonji ci téléphone bi. yàlla man damay ñaan d'abord njéggal ci sénégalais yëpp lii dara yóbbu ma ci woon lu dul ngir jàppale sama réew ndax kii France lañ ma booleeg moom ñu ne naa ko yóbbu ci dëkk boobu ndax da leen di dimbali waaye wax dëgg yàlla laalay wu ma dara ak doxalinu waa jile te bi ma demee ba xam ci li nga xamante ni moom lay dox dëgg yàlla rëccu naa trop ndax sous-préfet bi bu mu ko laajee këy bi la daal di daw dem yoonam fi mu
ne moom nekkatu fi génn na réew mi man daal loolu laa ci mën a wax. fii léegi ñuy xam scandale bi nga xam ni ay junni euro nee nañu kat am na ñi bay defal yàlla dugal nañ ko si fu muy mujjee li ci leer moom mooy di ab plainte moom xamle nañ ko contre moom moomu di laan tiir yi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fi ci doonu Matam pour RFM. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. biti réew ñu tàmbalee ko ca Proche-Orient am na ay nit ñu bëri yu ñàkk seen bakkan foofu la ca Gaza ci ay tiir yoo xamante ni ñu ngi bàyyeekoo Israël. Hamas ak Israël di weer seen i jàppante ci li jëm bande Gaza yenn saa ñu fay jóge Hamas ne ñaar fukki nit ak juróom ñàkk nañ ci seen bakkan bokk ci ñaari tout tànk ci raid yooyu nga xamante ne waa Israël ñoo ko def te itam téeméer ak ñaar fukki nit ak juróom jële ci ay gaañu groupe islamique beneen. Jihad islamique beneen groupe armé ne ñaar ci ay combattants bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye Israël moom nee na 130 cibles militaires la dafay frappe faat ca fukk ak juróom militant gu Hamas ak jihad islamiste ci guddi gi mu di nag lu yéem li nga xamante ne mu ngi am jamono ji ca Jérusalem est bi nga xamante ne dañ ko occupé tey gëj na fa am. waaw ñu dem ca Tchad ka jiite conseil militaire de transition ba démb mu nga woon ca Niger. mu di génnam bu njëkk ca Tchad dem biti réew gannaaw bi njiitu réew ma ñàkk bakkanam Idriss Déby bi mu ñàkkee bakkanam ba léegi président Mohamed Bazoum nag dalaloon na ko bi ñu paree waxtaan Mohamed Idriss Déby ne dafa dem ñame ngir feddali kóllëre gërëm ki nga xamante ne moo di président Bazoum ci njàppalem bi Idriss Déby itno génne àdduna ba léegi président bu CMT noonu la def dugg ab hélicoptère dem ca ab dëkk bi sorientoog capitalu Niger téeméer ak juróom-ñett fukki kilomètre mu dem nag eggee ay njaalam ñi nga xamante ne moo di contingent militaire bu Tchad bi nekk foofu ca G5 Sahel eggee leen njaalam gannaaw génn àdduna Idriss Déby contingent boobu ñu ngi toll ci junni ak ñaari téeméeri nit Félix Tshisekedi di woyal tournée africaine am gannaaw Khartoum samedi gi ñu weesu moom président en exercice de l'Union africaine mu ngi tey ca Éthiopie mu bëgg nag ci li mu yëkk ni kaddu mu am solution africaine ci dossier bi nga xamante ne moo di dossier bu barrage bu de la Renaissance Félix Tshisekedi moom mooy tox tànk jàmb ci crise boobee nga xamante ne dox na diggante Égypte Éthiopie Soudan ci grand barrage boobee nga xamante ne moo di grand barrage de la Renaissance te Addis Abeba di ko def foofu ca Nil ba fële ca Burundi moom gën kaa tuuti fukki nit ak ñaar ñoom la ñu faat bokk ci ab officier supérieur bu l'armée ba dañoo daan ci am embuscade bi nga xamante ne ñi ko fa defoon ñoo di ab groupe armé ay nit ñu yor seen i ngànnaay ci guddik dimanche jëm altine fii mbir mi amee nag mu ngi ca province bu Muramvya ca digguk Burundi Russie lañ koy jeexale ak fukki nit ak benn ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan dañ leen faat ci ab fusillade bi amee ca école bu nekk ca Kanzan nekk ca digguk dëkk ba kenn ci ñi doon tiire di ab waxambaane faat nañ ko naka noonu itam wala boog jàpp nañ ko am keneen nga xamante ne dañ ko faat jaajëf Georges Déthié Diop ñu ngi lay gërëm. RFM Sport. Malal Barthélémy Diagne noo def. maa ngi laa ziar Ngom. jaajëf ñu ngi delloo ziar bu baax. tabarkalla. l'AS Pikine boobu lu mu bëgg mooy des ci boppu Ligue 1 bu Sénégal. gannaaw gardaajo na toogu bu njëkk ba ni ca faax lañu bëgg nag mooy des ca gën caa yàgg ba yëfee jeex ñu doon champion du Sénégal waaye loola dafa laaj liggéey ak jatu taw bàyyi loola mooy jàngatu seen entraîneur Massamba Cissé bi jokkoo ak ñun ci bëccëgub tey gi. tey jii bu ñu yeggee fii ñu yegg tey jii man jàpp naa ne aussi joueurs yi am nañ ca part de responsabilité bu mag a mag donc parce que tey jii bu ñu comprendre te man li ma bëgg donc ñoom koy def tey ñoom jàpp naa ne ñi ngi ci tempo boobu donc duñu def lu dul di ko rafetlu et puis di leen gën a encourager di leen gën a ñaax pour ñun continuer ci liggéey bi parce que on est trop exigeant ci ñoom donc te loolu ci semaine bi ci mois bi wala ci mois yëpp la donc dafay nekk aussi loo xamante ni il faut que nga am mental bu metti pour mun a dékku yooyu pression ñu lay teg tout le temps mais may wax ne joueurs yi rek ñoom nañu gën a gëm seen bopp gën a liggéey parce que aussi
championnat la ñuy jouer c'est vrai que tey jii ñi ngi ci kaw donc duñu nëbbatu di nekk ci kaw parce que amul solo que loolu lañ doon liggéey pendant des mois tey jii bu ñu yàlla indee ñu nekk ci kalam donc duñu def lu dul rafetlu ko waaye aussi du tax ñu defe ne championnat bi jeex na championnat bi jeexagul dafa des ay journées yu bëri des na 10 journées yoo xamante ni da nga war a batailler ferme pour exister foofu neewuñu nag tey jii jël nañ championnat bi non dem loin de là championnat bi moom nekkagul ci loxo kenn mais aussi bu ñu yàlla indee ci kaw aussi dañ koy rafetal rek ñu continuer di liggéey xam ne tey jii équipe yëpp tamit dañuy lay teg bët parce que kenn du bëgg nga bàyyi ko fi moo tax match yëpp match yu métti yu compliqué lay doon. ñu wax ci éliminatoire CAN 2022 Malal suñu gaynde yu jigéen ñi nag daañu jonganteeg Libéria. loolu mooy li génn ci tirage au sort bi jàpp na nag ni loolu juróom-ñaari fan ci weeru juin ak fukki fan ak juróom ci googu weer lañu ko daal di def wante entraîneur ba yore équipe nationale bu Sénégal bi di Mame Moussa Cissé am na lu mu yëkki ni noonu la fas yéene waajalee googu la jongante moom mooy ki tàggat gaynde jigéen yëngu ci football ci réew mi di Sénégal. mooy adversaire bi nga xam ni moom la ñu amoon ci dernier tirage bi mais mujj ñu jongante ndax Covid bi. mais amoon nañu chance dajeek ñoom ci tournoi UFOA bi footballoon ak ñoom sax ci demi-finale yàlla defoon ñu gagné leen mais ñun mënuñu def ci loolu rek quoi parce que victoire boobu moom il faut que ñu fàtte ko rapidement parce que contexte bi dafay changer et puis beaucoup de choses mënuñu changer ci diggante bi ci parce que ça fait 1 an quand même bi ñu gëjee gisante donc lii des daal moom mooy ñun ñu liggéey ci suñuy valeur jéem a mettre en place stratégie yi nga xam ni dinañu permettre ñu gagner léegi chance bi ñu xaw a am tuuti mooy xale yi nga xam ni base équipe bi ñoom ñëpp ñu ngi fii Sénégal xëy na am na ñett wala ñeent ñoo xam ni tey xëy na mën nañu compter ci ñoom à l'extérieur mais ñu ëpp ñu ngi fii te superviser nañ leen gis nañ ni ñu ngi am compétition am nañu tuuti seen tànk bu ñu ñëwee def peut-être 3 semaines de regroupement dinañu mën a permettre ñu jéem travail waat yenn aspects yi notamment physique ak sur le plan tactique parce que groupe bi xam nañ ko ba pare et puis mentalité bi du bëri defoon nañ ko ci ñoom. Coupe d'Afrique boobulee dañ ko amal ñaari fan ci weeru sulet ma ngaa jeex ñaar fukk ak ñett si fan ci googu weer ca Maroc lañu ko nama amalee nu jeexal ak football ba ca biti réew tey ji Barcelone bu nekkee daa duma mën naa jiitu ci championnat Espagne googa mu bokk di jongante te Atlético Madrid jiitu ca ndax digganteem ak Levante la kon faw ñu am ca ndam tey ji bu fekkee bëgg nañu am taxawaay bu jag ci googule championnat. Angleterre Manchester United jee jonganteek Leicester équipe bu Nampalys Mendy ca Italie ñoom équipe bu Kalidou Koulibaly Naples moo dee joué ak waa Udinese. Barthélemy tey ban bis tey la talaata ndax xam nga altine jee di ñëw dëkk naa la ci kër gi da nga foog ne yow rek yaa mën a ndekki ba altine jàmm ak salaam bu may fee poto ndaa lay indaale wala Ablaye Diop ma ngay ree ñi mën naa yore budget bi altine di nga am lu la naqari fii ci kër gi di nga bëgg ndekki mu tëla ñu ndekki waaw doo bokk da lépp ni rajo askan wi mu ngoog loolu day wone ne koor gi li ci des bareetul jaajëf Malal Diagne Junior ñu ngi lay gërëm mbokki ñu tàbbi ci reportage bés bi nag xam ngeen ko fukki fan ak benn tey ci weeru mai ñuy màggal di wala boog di fàttaliku Bob Marley ñeent fukki at gannaaw ba mu génne àdduna moom bokk na ci ñi nga xamante ni tax nañu daal ba reggae gën a fës ci àdduna bi ci fàttali sax moom Bob Marley moo taxoon ci atum 2008 reggae bu Jamaïque ñu inscrire que ci liste patrimoine culturel immatériel de l'humanité waaye Sénégal seetlu gi mooy reggae daal amu fi càcc noonu bariwul ay supporters ña koy wëyit am nañ fi gaa waaye promotion ba ñu war a am daal des na Ana Rocha. ñeent fukki at gannaaw bi reggae duggee Sénégal ak les frères Touré Kunda reggae fii ci Sénégal mu ngi wéy di am ay problème rawatina nag mbirum perception maanaam anam bi nga xamante ne moom la société bi di gisee ñi yëngu ci genre musical boobule muy jàngatu Félix Nzale nekk journaliste newoon ay jamono président club reggae bu université Gaston Berger bu Saint-Louis. reggae mel ne comme ay Amandla ay Ajowa yooyu yëpp société bi ñu mu leen doon xoolee moo taxoon ba ñoom seen bopp mënuñu woon
exprimer woo comme lu ñu ko bëggee donc da ngay doon gisee comme ay bandi yi même sa kër sax boo nekkoon rek dafay rafetlu doy ñëw commencé la fekk da ngay toog am et donc ñu la doon gisee moo créé ñoom seen problème yi amoon yëpp même bu ñu bëggoon def contraire autorité dañuy bañ ñu jox leen autorisation. ci noonee nga boole ci ñàkkum producteurs yi ak soofantal gi rajo yi ak télé gi di soofantal reggae bi day tax reggae mënul sukkaleku fii ci Sénégal jàngatu Alioune Diop journaliste culturel. reggae bi fii dañ ko def li ñuy wax ghetto maanaam dafa am ñu ko jagleel am foo xam ne fa lañ ko teg rek bàyyi ko fa wax nga groupe yoo xam ne def nañu lu ñu mën mais ba tey reggae bi amul doole fii ndaxte bu ñu toogee di xaar ay producteurs ñëw aussi producteurs yi ñëwuñu ça pose problème safara bi génne woon na disque mais malheureusement mu continué wul bi ñu toogee di xaar producteurs ñëwul ñu war a dund dafa provoqué ay séparation ñenn ñi dem bitim réew la fuite des cerveaux bokk na ci li pénaliser reggae sénégalais bi. reggae sénégalais kon mu ngi gën di ndërmelu waaye nag yaakaar am na ci gis-gisu Alioune Diop génération reggae man bu bees bi ñoom Ombre Zayen Sef Dia ak ñeneen fi ñu leen di xaare mooy ñu gën a dëgëral seen discours maanaam mu nekk discours boo xamante ne dafa am njëriñ waaye itam ñu daal di proposer lu yees ci wàllu seen musique ci seen wàllu musique. Gana Rocha jërëjëf li leer mooy Ras Naroun moom di benn DJ bu nekk fii ci kër gi mu ngi ciy def li mu ci mën. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye. observateur naka yéenekaay yu bari xëy tey waxtaane rëddaat gi ñeel ndakaaru yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne bokk na ci plan secret nguur gi boole mairie Dalifort ak ndakaaru Pikine ñu amal fa ci lu xóot ay coppite Parcelles Assainies wekku ji ci Géejawaay observateur xamal ñu it ne lu ñeel ba tey gox-goxaat yi président Macky Sall jàpp na app teg ca gën a ñoŋal majorité am app bi dimanche 23 janvier 2022 enquête tàmbali wàññi ba moom ne kon ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari fan kese ca des yéenekaay bi ne président jàpp na ab datam ci lu benn yëgoo amul nag ndax kenn sax ci opposition bi bokkoon ci dialogue politique bi ma ngay xamal yéenekaay bi ne ñoo ñëpp ci yem sénégalais yëpp ci yem ñoo yëgandoor dogal bi le quotidien jàpp ne 23 janvier 2022 app ya la ca moo ne ñu ne opposition bi la ko gënaloon la mu bëggoon mooy ñu amal yooyu watey gox-goxaan gën caa yeex décembre 2021 le témoin ñëw ci redécoupage administratif bu Tëngéej di rëddaat gi ñeel diwaanu Tëngéej yéenekaay bi ne séddalem bukki nag ba ko Oumar Gueye defee moo taal ay wa dale ko Bambilor jaare yenn kër njaayloo jaxaay kunun askan muy tund yooyu yëpp ànd doon benn gis ne jëwriñ ji daal dafa bokk ci jongante bi ba noppi bëgg a wëlbati ku doon arbitre maanaam daal di ràcc jëmee booram source a moom xëyee leneen di ki war a wuutu juge Samba Sall ak li nga xamante ni mooy pal gi ñeel kilifa googee yéenekaay bi nag laaj ba mu def mooy ndax président Sall ci fànn woowee day forcer rek def tànne fam li waral laaj bi mooy yéenekaay bi dafa jàpp ne la koy yoon wax moom président de la république mooy faaw mu convoqué woolu conseil supérieur magistrature ngir pal googee ndax nag ci lu wuuteeg tànneefu magistrat instructeur yu tribunal yi tànneefu doyen des juges ñu ne faaw xalaatu conseil supérieur magistrature wàllu politique les échos dalal madame le ministre Zahra Iyane Thiam lu ñeel mbootaay gi di Benno Bokk Yaakaar mu ne naam ambition du lu ay choc bi di jonjoo naka noonu waaye nag warul am njeexite ci li nga xamante ni mooy intérêt général moom ci wàllu politique mu ne du xool kanam waaye ngëm-ngëm ak pasteefu lay demee ca nag mu ne lu jëm ci wàllu pasteefam lu su ko tàqale ak bëgg-bëgg gi mu am ci réewam Mourchid Iyane Thiam yàlla na ko sunu borom dalal ca Firdaws commission ceenu weer gi mu fi ba tey ñoom defu li wolof naan yennkati xideen da yëgoo ndax nag ay woroy gis-gis seen biir waral ministre intérieur wooluwaat leen démb les échos de ministre Antoine Diome mujj na nag peeral bombe bi ba mujjul kalaate imaam ya gindiku nanu démb ci bureau signé la fa yéenekaay bi méngale aku pacte de non agression enfin libre noonee la soleil xëye tey ak ñibbisi président Lamine Diack di lu dugal am peex ak cant gu rëy ci njaboot gi soppe yi waaye it askan wi deful nag benn déclaration bi mu yegsee jaare en France la mu yéene woon rek ñu ne moom kilifa gi mooy su yegsee dem ziyaari xabrub ay wayjuram waaye ziyaari magam dip ancien entraîneur football Alioune Diack observateur ñëwaat ci na mu yegsee démb nag moom kilifa gi ñaari doomu jigéen ca wet ga na ko noonu président bu Jaraaf Cheikh Seck njaboot gi gërëm bu baax nag jaraafam Ndakaaru état Sénégal ci jàppale gi ak ñi ko def ñëpp ci suuf kuréel gi di collectif des amis de Lamine Diack jaare ci président ba Majib Sène ñoom ne dañu koy ba mu dallu giseeg njaboot gi waaye seen yéene mooy fan yi nu dëgmal amal am ndaje moo xamante ni dina may moom président Lamine Diack mu yëkkati kàddu gërëm waa Sénégal leneen ci yéene kaay projet bu mag bi di Akon
City Libération ngir wane ni projet bi demagul dikkagul ne première pierre ba xeer wu njëkk war na fa teg sax daa mujj ne mër ca mbooy ga ca 55 hectares yi ñu ko daggal ca Mbodiène Ibrahima Niang bu Forum Civil Mbour ne du machine du brique du ay ouvrier ca chantier boobee lu bari ca suuf sanu fa jëlit ñu ne suufas baykat yi la ca ba fii du ca kenn ku nu jox yi ndàmpaay wàllu wér-gu-yaram source a ñëw ci njaaxum gu mu ne dafa xew ci clinique ca Touba Mbacké benn ci ancien immigré bu entré foofee ndax suukar su wàcc lool ca deret ja 22 ba 26 avril bii ñu génn la woon infirmière ba fa nekkoon garde sol ko butéeluk sérum glucose 10% bu périmé wees àpp ba ñeenti weer ci ginnaaw la ko sawe mu ne moom malade ba dafa lire notice bi ci la sàkko ñu dakkal butéel ya ci enquête bi nag ba nu laajee infirmière bi ci loolee nga xamante ni mënoon naa rey boobu malade waxu fa lu dul naan seetluwul woon ne àpp ba wees na rax ci dolli malade ba dafa crise zone bi nu koy taxaw wàllu lamb sunu lamb ni Gris Bordeaux ñetti sas la am ci dajeem ak Balla Gaye 2 benn jël revanche am ñaar jëlal revanche Tafa Gueye ñett stoppé baare Balla Gaye 2 dina ko mënam déet li ci kanam rawuti gët moom Balla mu nga démb ak tey ca INSEP ci Paris ngir di entraîner ak a waajal ay bëccëgam. Savon de Marseille créole ak seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futur Média xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen Barthélémy Ngom ne woon ci kaddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi Yacine Pouy ci xarala yi gërëm El Hadji Ndiogu Diène mi togg xibaar yi ñu dalal Nafissatou Sylla soxna si nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. Tarikh Ramadan léegi tey la ci ay secondes rek. waaw ci presque avant dernier numéro.